ndewoy seymane ndewoy alaykati kam mangala yaara xam nga partout dans le monde mooy wax ni làmb yamul rek Sénégal làmb c'est partout dans le monde ñooñu ñëpp nag yàgg ko suivre depuis ba mu commencé ba léegi suy bëree ñooñu seen fit duñ toog ñii di ko ñaanal ñii ay moroomu yaayam lañ ñii ay moroomu papam lañ ñii ay rakam lañ ñii ay tantam lañ ñooñu ñëpp tey maa ngi leen di boole rek di leen baalu àq ci bés bi nag amaana tabaski am na ñoo xam ne fekkee nañ ko te taluñu ko ñooñu tamit ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom am na ñoo xam ne fekkee woon nañ ko daaw te ren fekkee wuñ ko yàlla leen yàlla yërëm di wax ni rek ñu ngi jëm ci ay élection te wax dëgg yàlla ay élection yi ñu jëm ni yàlla ci yàlla def jàmm def ko rek ci fair play wax dëgg yàlla commencé na ci bismillahi rahmaani rahim yàlla na jeex ci alhamdulilahi rabil alamin di nuyu nag suñu njaboot nuyu écurie Fass commençant par notre président Abbas Ndoye et son entourage di nuyu Amadou Kati Diop le coach dafa def voyage bu ndaw war a ñëw lundi moo tax teewu fi mais amaana tey moo waroon séquence d'entraînement yi moo ko waroon coacher di nuyu écurie Fass yëpp commençant par le nom dirigeant les lutteurs di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp. nuyu ñëpp di siyaar ñëpp boobu la yaa ngi wër nag mais dañuy jëm ci le 7 août sa diggante ak Balla Gaye 2 war a jël si waat devant. non wër sax programme xam nga mbër boo gis nag dafa am programme te entraînement yi période bi ci la gën a intensité bi ci lay gën a élevé quoi te parfois te xam nga télévision ak yi yëpp ay programme la moo tax parfois du ñuy déggoonte ci ay ci temps mi boo xoolee bi ngeen fi ñëwee fekk nga moom sama temps de repos nelaw ma sax nelaw yu doy mais malgré tout ça comme que ci programme ci liggéey bi la bokk je suis obligé bàyyi lépp ñëw continuer suma ci programme bi la bokk mais malgré tout ça période yi dafay nekk période bu sensible pour un athlète boo xam ne à chaque fois mi ngi souffrir di def ay 2 séances par jour ay parfois ay 3 séances dafay metti temps bu ndaw bu mu perte rek day répercuté wu ci semaine bi loolu moo waral ñu juwaatloo rek mais nag man ak yéen moom bëre bu keeg mbaalu tôt ou tard dañuy daje mais ça fait plaisir ah jàkkaarloo ak yéen. comme ni nga ko waxee entraînement yi intense adversaire moo waral entraînement yi intense wala. non ñun on est habitué à ça ñun liggéey moom combat saa yu ñu ci duggee rek wax dëgg yàlla dañuy jéem a honoré suñu ay supporters jéem a honoré nga xam ne tey parce que làmb affaire de jom la làmb bu ci jom jeexee rek dara desu ci parce que foola nag mais foofu bu sérieux la foola bon waaw da ngay wuti ndam mais boo ko ñàkkee rus boo ko ñàkkee sa ay non reetaan boo ko ñàkkee ña doon wax ñaw na ñaw moo tax boo ciy dem njàmbaar da ciy feeñ moo waral tey loo def rek ci bés bi doo ko xeeb ko boo nekkee entraînement wax dëgg yàlla da ngay takk dàll yi mettil ko ba mu métti ndax bés ba ndax xalaat lënd ba nga war a dellu si sa njaboot loolu moo waral rek làmb nekk yu fu góor te buñ ci duggee rek dañuy ànd ak suñu ay mbokk ànd ak suñuy xarit ànd ak suñu ay jàmm te nag duñ ci ay gan yàgg nañ ci ñun déree am nañ ci 20 ans am nañ ci expérience moo tax buñ ci duggee rek dañuy def le maximum possible et ba pare nous sommes entourés des professionnels yoo xam ne tey wax dëgg yàlla ñoo ñuy programme bien défini dañuy tegal ci dañuy tënku te wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax làmb nag moom boo saa yu ci jëmee rek wax dëgg yàlla ndam di ci ñaan ndam fekk na nga fekk ngay liggéey loolu jox ndam te nag ci foofu rek lañ ko teg ci liggéey waaw ku dul liggéey nag moom di ñaan ndam dafay nax sa bopp teguñu ko fenn ci liggéey yu méttee métti te luñu liggéey na xeeb ko waaw ci loolu lañ ko teg. adversaire bi toll foofu. non comme làmb moo toll foofu nee naa la mu fu jom la bu dul man ku ma boole loon ak yow nii sax xam nga 70 kilos nga xaw ma sax ku ma ko joxoon yow sax du ma teree yow fajar dem entraînement mais làmb moo toll foofu man adversaire bu mu am dama koy jox bi wax rawatina nag ma war a bëree ku bëre champion comme Balla Gaye c'est normal nga xar sa tàggu tubéy liggéey le maximum possible. jërëjëf bi ñu la nuyoo siyaara di nuyu ñuy bàyyi xel tey fi ñu la fekk rek pour ci entraînement bi lu waral tey teewaay fii tey lan la fi ñu la fekk. waaw fii moom fii boo xoolee fii mën nga fi entraîner pendant des heures yoo xam ne amul kenn ku lay intimider te et c'est très important et ba pare forêt la et c'est entouré des arbres te boo xamee arbre oxygène bi muy dégager c'est très important pour les poumons tey le soir tey foo mënti dem rek y a trop de xam nga y a trop de pollution te fii moom wax dëgg yàlla mën nga fi entraîner ba den fekk sax parfois ñuy yenn travail de vitesse yi sax fekkee wala ko ñu koy liggéey mais fii tey loo fi entraîner rek da ngay gagner da ngay gagner ñaar di oxygène génération di nga ko gagner di nga gagner maanaam di nga gagner respiration li ngay noyyi parce que Sénégal dafa bëri pollution secret la boo xam ne tey ñun suñu ay xamuñu fi mësuñu fi ñëw
suñu ay coach suñu ay entraîneur suñu ay préparateur physique ñoo ñu ko imposé fii xam nga boo ñu fekkoon fii ñuy manœuvre fii da nga naan c'est pas possible boo demee kër ga lekk sax bu la madame tegalee loo war a lekk sax doo ko lekk ndox ngay mën naan tëdd nelaw mais sant yàlla rek bés bi jar na ko. su ma juumalee sa préparation Balla Gaye bee passé su ma juumalee def nga regroupement 3 mois su ma juumalee mais bii yoon gisuñu ko. ba léegi maa ngi regroupement. waaw peut-être nag liggéey yu moo dul benn mais ba léegi je suis en regroupement waaw. ba léegi yaa ngi dem écurie Fass wala dem ko. non ñu ngi làqatu suñu ruq daal. écurie Fass foo dem écurie Fass ñii ñooy écurie Fass. écurie Fass du ñi ak ñeneen ñi des peut-être yenn booy yi nga xam ne peut-être tey vendredi la ñii dem xadara ñii xam nga mais mbër moom saa yoo amee combat war da ngay war a loolu. ba ñu ngi ci loolu bi ba léegi. dafa mel ne yow ak sa adversaire ku ci nekk mi ngeen làqatu combat bi. waaw mais làmb ji moo toll foofu parce que làmb léegi pour ñu intimider la dafa kii léegi xam smartphone yi xam nga tey parfois tu veux perdre plaisir à certains gens dem toog fenn di entraîner gars yi mënuñ ñëw sans leur téléphone loo liggéey suba ba ngoon gars yi filmer ko dugal ko xam nga te làmb léegi dafa nekk loo xam ne tamit milieu mafia la bu garaaw boo xam ne gars yi lu ñu bëgg xam nga nit dañuy yónni mu toog xam nga intimidation boobu daal am na ci expérience de vie moo tax nag mbëri ku ci am combat da ngay dem làq sa ruq liggéey li ngay liggéey bis boo ko yekkee ci bis bu liggéey naag liggéeyuma bis bu ñëpp teewee nga takk sa ngemb dongale dóor benn 100 mètres dañuy xam ne ki toog woon këram di laal ay amis gëlëg yooyu moo tax loolu rek moo waral mbëri ku ci am combat da ngay vigilant làqu ci ruq liggéey li ngay liggéey parce que léegi da ngay bëgg faire plaisir à tout le monde dem centaine de milliers de personnes wër la ñëpp ku ci nekk sa téléphone nga yor loolu liggéey ba jant bi soo yaakaar yaa ko nekk suba nga xëy gis ko fépp moo tax gars yi nag di sàmm seen bopp te loolu sport moo demee moo yegg foofu léegi. bëre woon nga Balla Gaye 2 le 31 juillet su ma juumalee 31 mars 2018 combat bi nga waxoon da nga koy cons ñu gis ni mu mujjee combat bi ñi ngi xaar cons comme combat boobu wala gën a am changement. waaw mais lamb moom xam nga ñaari mbër yu bëree woon ba pare. bu ñuy ñëwaat du métti ku ci nekk wax dëgg yàlla xam nga erreur yi nga def ca combat ba c'est des choses à rectifier rek xam nga wax dëgg yàlla muy côté muy suma côté surtout man xam nga lamb ji à chaque fois rek soo toogaanee di seetaan combat bi rek yow rek mën nga rectifier sa boobu avant kenn dina rectifier moo tax nag nekkul si combat boo xam ne wax dëgg yàlla dañuy xam nga ñu ciy jàng à chaque fois mi ngi mel ni xam nga waaw di ñaan yàlla may su ndam lu seddu guy di ci woo suñuy soppeek suñuy xarit suñuy am di jàmm ñi nga xam ne tamit saa yu jigéen ñu jóg leen ci woo ñu ñëw jàppale ñu dooleel ñu surtout dañ nekk ci période campagne surtout les autorités de la Médina commençant par notre maire Bamba Fall et ses amis comme Cheikh Ahmed Tidiane Ba Seydou Gueye xam nga ak Cheikh Seck ancien gardien de but international grand Ibou Diouf Ousmane Kanté di woo grand bi nu mu tudd suma grand Modou Ndione le maire de Diass DG COSEC di woo Pape Mayel Diop borom Dakaru di woo daal képp koo xam ne daal wax dëgg yàlla écurie Fass la ñor di woo le nouveau maire de Fass j'ai oublié son nom wax dëgg yàlla xam nga di woo Abdou Aziz Paye di ko woo ci bés bi xam nga di wax le monsieur le maire de Diass li ma koy sas rek mooy village yi nga xam ne dañu wër ci yëpp tund Safeen gi yëpp village bu ci nekk na ma ko joxal ñaari car wala ñetti car ñu stade man loolu laa ko sas sama grand la sama ancien président conseil moom doon conseiller ci lépp musuma dem toog télé fooy bu ma yor moom moo ko jox suñu fierté la nag yàlla yéegal ko ci branche yu kawe jox ko ay ndomba tànk fierté la ci ñun. mais Gris dinañ ñëwaat foofu poko bi lañ bëgg nga ñëw si. waaw poko boo déggee espagnol bi doo ko wax mooy poquito mooy nank-nank doucement. làmb nag conseil ni woon bi indi poko c'est la même chose mais terme yi ñoo changé rek xam nga xaw a nekk seer mais gis nga. moo tax ma bëgg nga expliquer ko gars yi xam Balla xam ci boppam. waaw poko mooy nank-nank làmb moom wax dëgg yàlla kenn di ko boucler ci ñaari fan man samay combat ku yaakaar ni moo dañ koy boucler ci 2 jours wala dañ koy boucler ci benn fraction de seconde non parce que amateur dafay bëgg lool xam nga taxali ko dem ñëwaat gars yi yuuxu yooyu xam nga yooyu boo xoolee Balla bi ma bëreeg moom ba léegi combat poids lourd yi fi jaar yëpp neexul par rapport ak fi ñu jógee mais nag saa yu ñëwee dañu war a indiwaat leneen lu bees loolu rek. kon poko mën nañ xaar xeex si biir. non mais poko mënul ànd ak ay taxaw di xoolante poko bi day am dem ñëw xam nga. yaa ngi xam xaar àddu. non lamb moom wax dëgg yàlla boo ciy dem wax dëgg yàlla da ngay préparer sa ay bagage say outils
say outil yëpp booy dem ci làmb bëri la ak dóor sooy dem nga yóbbu lépp en tout cas ñu ngi si ñaan jàmm di ci ñaan ndam lu sedd jàmm guy ak salaam dina si am incha allah mais dañ ne la dañu gisoon premier combat bi gars yi bëri ni Gris Bordeaux dafa bàyyi mëninam maanaam xeex bi Balla non man mbëri dàq ci làmb ji ci biir bëri laa leen daan man xanaa man bi ma commencé xeex ci làmb sax laa gi man mbëri les meilleurs ñi dàq bëri ci làmb ji dama leen siif sànni fële léegi laa commencé bëri naan ne bëri xeex man kan bokk na si les meilleurs dama la dégg lu ma la wax Balla ma dëgg leen ko Balla kay boo waxee numéro 1 boo waxoon numéro 2 numéro 3 nga ko ci teg mais dama la ñu dàq bëri ci làmb ji ci bëri laa leen daan kon ça veut dire que man maa jëkk benn période certain temps ma bàyyi bëri bi rek di kii mais bëri non loolu dafa bokk samay mission xam nga mooy furlil maanaam tey sa mentor xam nga ki nga xam ne da nga ko succédé tey dafay jaadu Mbaye Guèye bi mu bàyyee bëre Moustapha Guèye képp ku ko daan na la Tafa Guèye képp ku ko daan loolu dafa bokk ci projet samay devise loolu dama ko signé fekk ñu cacheté ko amul kenn te nag wax dëgg yàlla ñaari romb nañ kenn naa ci des Bombardier fii la jaar Tyson fii la jaar ñu ñaan yàlla Balla jaar fi mais Balla daa mel dafa xaw a tuuti non damay am problème yàlla baax na ñu ngi ciy ñaan yàlla daal mu jaar fi gars yi jaar rek moom nee na ndax di nga taxaw dëggal sa bopp waaw incha allah seen premier combat bi ni mu fa demee day dóor ngay daw di génn di ñëw yooyu loolu du dëggal boppam moom moo xamul ay déplacement yooyu moom xamul dafa xaw a nekk seer tuuti xam nga non dafa xaw a seer xam nga tey sport de combat da nga gis boo xoolee tous les sports de combat y a des déplacements moom xamul loolu moom boo arrière sax mu ne da nga daw xamul loolu moo tax mais moom lu mu xam kon waaw xamul loolu il faut être un puncheur sport de combat yi am ci àddina bi yëpp karaté judo taekwondo boxe dafa am ay déplacement bu ñu la ko jàngalul xamuloo ko bu ko nit di def ci biir géew sax da lay jaaxal moo tax keroog déplacement yooyu xam naa moom la xamul xam nga ndewoy say maane ndewoy alaykati ka mangala yaara